asalaamaaleykum waa Thiès asalaamaaleykum askan bi maa ngi nuyu ku ci ne sa tur ak sa sant di la jox sa wàccuwaay man la madame Kassé chef de cabinet de madame la ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop ministre de l'économie numérique et des télécommunications porte-parole du gouvernement. maa ngi nuyu tamit sama naataango yi nga xam ne ñoom laa toogal ci table ji muy AC Samba Maysa Gueye ak ñoom Mamadou Gadiaga Wali Sow staff madame la ministre Cheikhouna à ma droite ak staff jeunesse féminine madame la ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop staffam ak Gora Ndiaye ñoom ñëpp ak ñoom Momar Tall maa ngi leen di nuyu ku ci ne sa tur di nuyu journaliste yi ma jàkkaarloo li ñu fi dajale tey nag mooy kàddu leeral parce que fan yi ñu paase bari na coow lu bari lu jib ci turu madame la ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop muy jigéen ju mën góor jigéen joo xam ne ba mu agsee depuis sa rentrée politique jógul ci fédérer le parti politique bii di APR ak Benno Bokk Yaakaar doxul ñun ñi nga xam ne ñun ñooy njabootam discipline de parti ci la ñu yarewuñ ci xaste yarewuñ ci wax lu ñaaw yarewuñ ci lenn loo xam ne ci ay naataangoom ci yu nekk ci biir parti bi moom la ñu sant ñu di ko def toujours daf ni il faut respecter la discipline de parti discipline parti bi mooy lan massifier son excellence le président Macky Sall liggéeyal ko ngir nga xam ni ëllëg mu triompher ci kaw loolu vraiment moom la njabootam boobu ba léegi di doxi di waxe esprit fédérateur la ñu am comme suñu leader muy madame la ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop saa su ne mi ngi woote à l'unité mi ngi woote ci jàmm mi ngi woote ci salaam mi ngi woote ci loo xam ne day jëmale Thiès kanam ci kaw loolu fan yi paase ci réseaux sociaux yi nga xam ne nekk na biir Thiès ak ci biti am na ay propos yoo xam ne daf ci jot muy diffamation boo xam ne c'est avéré c'est pas vrai ndax madame c'est issu d'une audience qu'elle avait accordée à 2 syndicats de la poste ñoom ñu ñëw ba ñu génne ci audience ba la mu leen wax dégg naa leen pour lépp pour xolam bu rafet ak bëgg leen dimbali waaye defe naa ba ñu génnee am na kàddu yoo xam ne dañ koo déformé génne ko wax di ko xas di ci wax lu nekk am na njaboot nag waaw ndax macha allah yaay la bàjjen la lépp la ndax lépp loo xam ne rek bu ñu ko waxee sa yaay mu metti la ñun metti nañ ñun ñi njabootam waaw dañoo mënewul nag nekk ci réseaux sociaux yi di wax wala ñuy jëf mais yaakaar naa bu soobee yàlla day jeex tey jii dina jeex parce que xam lu tax ndax moom ci discipline rek lay dawee ci liggéeyal son excellence le président Macky Sall rek lay doxee doxul ci chantage nag li fi daan xew politique de rupture la andi politique sociale politique développement ma nga ca social ba elle est accessible ku ko woo jot ko këram saa su ñëwee weekend day mel ni dafa am lu fa xew parce que ku ñëw vraiment accessible na ku ñëw gis ko ku ñëw dis ko ay soxlaam ma nga ca social ba ma nga ca lu nekk ma nga ca réalisation yi financement famille ak yépp ak tamit sax liñ koy naan defu ko muy recrutement jeunes yi ma ngay recruter waaye du jëmm joo xam ni day def di wax mënewul loolu moom lépp lu muy def force tranquille la lépp lu muy def rek da koy def ci ngor ak sutura ak teraanga yaakaar naa lu toll ni ministre de la république nag ngay jël say propos lu la neex wax ci réseaux sociaux du dëgg du yoon teguñu ko fenn te leer na ma ne leer yàlla li ñuy wax amul fenn preuve buñ ci am ndax yaakaar naa même ces syndicats s'ils ont parlé le secret professionnel dafa am ndax ay seen morom ñoo leen tànn ñu représenté leen ba mu leen di représenté c'était pour essayer de régler leur problème leur préoccupation mais amul benn moom du dox du yorul jikkoy tàqale jikkoy pusoom la yor di boole toujours ci unité la ñuy woo nan la ñuy def ba jàmma Benno Bokk Yaakaar bi ak APR yëpp ñu nekk benn di xàccundoo dóorandoo su pour ndamu son excellence président Macky Sall moom la ñuy digtal moom lay digtal groupement de femmes yi moom lay digtal jeune mi moom lay digtal képp koo xam ne yaa ngi ànd ak moom gis ngeen ci jamono yee passé muy def visite de proximité pour seet ay càmmeñam seet ay sëram pour nga xam ni liggéey bi gën a mën a yomb gën a mën a facile kon defe naa ku mel noonu doo jël bàyyi ba say ay naataangoo ay xarit ñëw ngay tudd sa naataangoo ci seen kanam du genre boobu boo waxee moom lépp rek ay mbiram sëpp danaa la il faut positiver donc même ñun njabootam personnellement
amuñu sax fit naan ko diw lii wala diw laa kon moom defe naa en tant que koo xam ni elle a fait plus de 30 ans dans l'appareil d'État xam luy management xam luy gestion du personnel xam luy loolu du moom mooy jóg de tudd kenn ci kanam nit parce que xam na leen xëy na ñoom fañ ko bëggoon a jëmale moom la jëmul moo tax ñu génn di wax mais dañoo bëgg nag mu arrêté parce que Bassa doy na ndax nag am na njaboot ju ko mën a waxal am na njaboot ju ko mën a jëfal am na njaboot ju ko nekk ci ginnaawam xëy na nag moo ñu yar ci loolu parfois sax dañ naa ko yow yaa ñu yar ci bañ a wax yar ñu ci lenn mu ne man toujours loo xam ne day boole laa xam mais xaw ma luy xàjjale bu fekkee ne dafa am ñu jóg ñoo xam ne peut-être tàmm nañ ko moom de chantage kenn du ko chantage doxul ci yooyu doxul ci ay chantage doxul ci leen ndaxte kat ba muy jàng daa jàng ba mu waree jàng na ba mu waree am ay diplôme am na diplôme elle a la confiance de son excellence le président Macky Sall ba mu nommé ko ministre de l'économie numérique et des télécommunications porte-parole du gouvernement wëlbati ko jëlaat porte-parole bi def ko yaakaar naa du moom mooy yàqal son excellence le président Macky Sall waxuma la sax ci Thiès mais ci Sénégal njaay barki dem la ñu lancé PTN parc de technologie numérique qui doit générer plus de 100 000 emplois dont 35 000 emplois directs yaakaar naa ku yàkkamtiwul lépp mën na ñëw mais olof Njaay nee na yàkkamte ak gaawtu bu juree doom réccu am ci yoon parce que nañ def ndànk emploi son excellence le président Macky Sall ñi ngi ci la ñu mën a jël ñoo ngi koy jël y a des formations yaa ngi fi leneen yeneen ak yeneen a ngi ci yaakaar naay nag dañoo war a góorgóorlu ñun de njabootam li ñuy woote mooy unité la ñuy woote ci leader yi autour des leaders idée parce que nit la koo xam ni mësul tudd ma sàmba mësul foo wax dalaa leen képp ku ngeen gis respecté leen ko jox leen ko wàccuwaayam ñun ñii maag AC bés bu nañu représenté ko ci activités yi nga xam ne ñoom la ñuy mëne mais daf ñu naan ku ngeen gis jox am leen yar am leen teggin jox leen ko wàccuwaay yaakaar naa ñun de amuñu sens interdit benn kër leader ndaxte nag ci suñu doxalin nag ak ta lim ñu yar nàmpatal ñu ci nàmpatal boobu nag moo tax ñun ni ñu doxee ñu doxe ko bu keneen amee nag beneen jikkoom nag di jël di xàjjale moom de boole lañ ñu wax dee leen boole di fédéré waaw parce que elle est une fédératrice elle est une lionne ba mu wàccee ba léegi dafa yokk ci xar mi karaw tàllal ñëpp loxo boot leen uuf leen ñii muy yaay ñii muy bàjjen ñii muy sœur bañ na ko ba esprit Benno Bokk Yaakaar lépp lu mu xew la dana ko yëgal nit ñi pour ñu ñëw fekk barki dem moo njaay clinique day baa nga lee mu organiser ak yeneen action yi muy def toog fi nag naan def na lii ku nekk yaa ngi ci teg sa bët réseaux sociaux yaa ngi fi archive yaa ngi fi ba mu fi wàccee ba léegi xool nañu ndax Benno Bokk Yaakaar bi xëy na avancé na wala avancé ci ay avancé rek lay liggéeyal son excellence le président Macky Sall kon nag ñuy ñaax suñu mbokk yi ñuy wax ni leen nan leen di boole di woote jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj jàmm ci la son excellence le président Macky Sall mënee am ndam jàmm ci la nit ñi mën a liggéey dans la tranquillité vraiment jàmm te ñu bàyyi di wax loo xam ni dara leeru leen ci di bàyyi di wax def ay diffamation loo xam ni c'est pas avéré loo xam ne amul nañ ko bàyyi vraiment loolu laa amoon ci lu may ci ma bàyyi sama yeneen naataango yi am luñ ci yokk ñun daal en tout cas njabootam ci discipline la ñu xam ci yar ci teggin ci boole ci liggéeyal son excellence dafay occupé nag la terrain parce que nag ba mu wàccee ba léegi amul lu mu tànkam lu dul nag ci dëkk bi du événement malheureux du événement heureux yépp même événement religieux les religieux sont des témoins xam na bu baax fa muy dugal loxoom ñun ñi dañoo dem ba doo fu ñu seen gis ñu fu ñu toll seen ñu kon yaakaar naa leader bu mel noonu accessible saa yoo ko woowee téléphone jot ko saa yoo ko soxlaa gis ko kon ku mel noonu yaakaar naa boo ko amee da nga ko war a téye sa fukki loxo ak juróom-ñett ñun nag la tax ñuy ànd ak moom dañuy renouveler waat suñu confiance ci moom te xam ni jigéen ju mën góor te mën naa jëmale son excellence kanam surtout ci biir Thiès gi loolu daal la ñu amoon ci lu ma ciy dolli vraiment di wax ni vraiment madame ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop ca kaw ca kanam rek ci lu baax ku ko xaar day xaddi ndax moom doxul ci chantage doxul ci leen merci beaucoup. salaamaaleykum mbokki Thiès bépp responsable bi nga xam ne yaa ngi ci dëkk bi fii ci Thiès bépp mouvement politique bépp mouvement citoyen di wax sage parti bi di wax ak waa Thiès ci xew-xew bi nga xamee ni am na fi fan yi à travers les réseaux sociaux
certains médias et groupes WhatsApp ñu daje tey fii ci nga xam ni moo di permanence de l'émergence fii ci cité Ousmane Ngom pour càmbar coow li jóg ci fan yi ñu fas yéene ko waxtaane ko ànd seeg CC ànd seeg le staff bi nga xam ni ñooy jàppale madame le ministre li ñu tax a jóg mooy leeral CC wax na ko léegi ndax madame le ministre Adja Ndeye Tické Ndiaye Diop bi mu wàcc seeg léegi parti bi yépp mën nañ ko seedeel mouvement politique yi parti civil waa Thiès xam ni njariñam jéggi na dayoo ci biir Thiès maa ngi dégg certains sax di wax ni parti bi Adja Ndeye Tické Ndiaye Diop dafa ñëw dolli ci xar mi karaw li naan nag dolli ci xar mi karaw mooy am na lu fi jot a nekk waaye tey dafa ñëw yokk ci xar mi karaw ñu jàpp ni tey coow liy jóg ci ñi nga xamee ni tey tekkiwunu dara li tax tekkiwunu dara mooy ñoom en tant que jeune lii seen devoir mooy tey ñu fédérer leaders yi ñu fédérer les femmes fédérer jeunesse bi pour que président mën a am ndam biir Thiès kon bu ñu jógee jàpp ni tey dañuy diviser pour mieux régner kon bu ñu jógee di wax Thiès du leen déglu Thiès du leen compter parce que jàpp nañ ni parti bi tey soxlawul loolu ma dellu si ki nga xam ni moo di Adja Ndeye Tické Ndiaye Diop muy jàmbaar trop amul kenn ku mu joxul cër ci biir parti bi dégg naa sax ñuy wax naan na jubóog waa parti bi jubóog waa parti bi kay weesuwul moom heure buy jóg kenn ku si nekk mu ne la dama bëgg ñu ànd comme na mu wàcce woon di def rentrée politique bi yàggul dara ma jàpp rek ni parti bi tey fi ñu jëm nañu delloo si xel yi te lii jóg kenn ku si nekk am nga ci part de responsabilité ndax tey ñiy jóg di wax boo gestoo ginnaaw attaqué woon nañu certains leaders ci mois yu néew ñu dellu attaqué waat certains leaders ci at yu néew kon tey Adja Ndeye Tické Ndiaye moo moomee ñu jàpp ni tey dafa jeex tàkk nag waa Thiès jóg ak parti bi sage yi les mouvements parti civil dëkkal lii ñu ni Adja Ndeye Tické Ndiaye Diop ay wax la CC wax na ko léegi lu xewee cabinet ministériel ñun ci base bi la mu nekk la fa xew ci ñaari groupe syndicaliste mais jaadu na parce que foo dem ministère boo dem ak direction boo dem foo mënti dem am na ay syndicalistes mais bu ñu toogee ba ni dañu war a càmbar ci li ñu yor jaadu na ñu dem seeti seen ministre tutelle bi ñu accès ministère madame le ministre déglu na leen ndax nag daf leen a war a déglu ba càmbar ñoom li ñuy wax lan la pour mu mën a àggale doléance yi mais loola jaaduwul ay nit génn ko di tas si dëkk bi ni madame le ministre dafa yor leader ma Samba yor leader ma Demba dama ni gars yi nañu delloo si waat xel yi ñun nag discipline la ñuy demee ci biir parti bi ndax tey bi Adja Ndeye Tické Ndiaye Diop wàcc seeg léegi vraiment kenn mësul dégg njabootam attaqué ma Samba wala attaqué ma Demba mais day am foo xam ne bu ñu fa tolloo nag trop c'est trop ndax nag Thiès mën nañu seede ndax mënoon nañu sax bañ a wax ndax fi nu toll nii ñu bari dañu wax ni nanu noppi ñoom ñu jóg défendre li fi am ñu leen déedéet ndax loo gis nag ñun ñoo ca war a jiitu bay sa weewu tànk te gis naa ni ñi war a jóg pour leeral mbir mi ñi war a jóg pour jàmmarloo ñi nga xam ne tey dañuy diviser pour mieux régner ndax jàpp na ni lii buñ ko deful tey yàlla pare na démb un jeunesse dafa war a gëm boppam un jeunesse dafa war a courageux un jeunesse dafa war a taxaw pour demain waaye dara gënul metti un jeunesse boo xamee ni tey say moroom dañ lay xeeblu un jeunesse boo xamee ni tey foo jaar ñu ni càmm kon nan ko moytu bu baax président de la république li choix bi mu def choix ñëpp la ndax tey responsabilité madame le ministre tey ministre du Thiès yëpp la ndax li tax mooy musul dem bàyyi kenn te lépp lu muy def mu ngi koy partagé nanu delloo si xel yi te waa Thiès xam ni lii di jóg nii ak li ñuy wax amul dara lu ci dëgg ndax ku nekk nag xam na ni femme forte la femme courageuse la femme bu dëggu la waaye femme bu liggéey ñu jàpp rek ni baaxoowul di def di wax ndax président de la république santaanewul sax loolu dafa ni base bi bu ngeen ciy wàcc lépp lu ngeen ci mën a def na doon transparence te ku ne xam na ni li mu créé ci emploi tey bu ñu doon génn di ko wax yaakaar naa ni journalistes yi fii ngeen di fanaan social bi mu def ci base bi bu ñu ko doon wax yaakaar naa ni fii ngeen di fanaan dem naa bay wax ni sax
il faut ma convoquer salle bi ñi mu jox liggéey mais jaru ko ndax dafay mel ne li mu doon def ngisal la waaye njabootu président moo tax mu di ko def kon vraiment waa Thiès lii rek moo ni woon nanu delloo si xel yi leeral li nga xamee ni am na fi te wax ni nanu bàyyi coow ndax président santaanewul loolu te tikke it santaanewul loolu te gëm naa ni leader yi fi nekkit santaawuñu loolu ndax gis nañu ni ñoom ñoo bokk ndey ñoom ñoo bokk baay kon nanu jàppante te xam ni njabootu Adja Ndeye Tické Ndiaye Diop le staff et le cabinet ñoo taxawoon di indi leeral pour Thiès xam ni li fi xew kani benn groupe la goo xamee ni dañuy diviser pour mieux régner parce que bu ñu deful loolu seen affaire du baax kon bu ne dañuy jàppale président de la République vraiment c'est dommage jàppale wuñu ko vraiment merci beaucoup je vous remercie. maa ngi tudd Cheikhouna Diouf bokk ci staff madame le ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal d'abord suñu borom kàttanal ko dëgëral ko ba yéene ji nga xam ne am na ko ci Thiès am ko ci Sénégal suñu borom defal ko toog fee sutur bu mu ko àggale ci barke Serigne Touba. ñu ngi nuyu aussi suñu CC ak suñu AC je pense que bu ñu ko nuyu nañu cabinet bépp ñoom aussi di leen jaajëfal ci liggéey bu rafet bi ñuy liggéey au niveau de Thiès ay jàmbaari faq dënn lañ ñu ngi ci terrain bi suba ak ngoon guddeeg bëccëg te kenn mus leen a xam ci ay waxi caaxaan kenn mus leen a xam ci wax joo xamante ni day dénigrer ci wax joo xamante ni day féewale je pense que loolu mérite la boo leen xamante ni dañ leen koy séedal te Thiès gépp ñoo leen ko séedal li nga xamante ni moo ñu fa tax a toog muy nekk loo xamante ni surtout ñun ci jeunesse bi dafa nekk lu ñuy dénoncer avec vigueur parce que tey Thiès dafa soxla une jeunesse saine une jeunesse responsable une jeunesse républicaine boo xamante ni day identifié wu à l'idéologie du parti mooy jeunesse boo xamante ni day wax ci unification jeunesse boo xamante ni day wax li nga xamante ni mooy plan Sénégal émergent jeunesse boo xamante ni day wax li nga xamante ni mooy territorialisation des politiques publiques nga xamante ni mooy phase 3 de l'acte 3 de la décentralisation ànd ceeg askan wi nga fas mën ko approprier jeunesse boobu lañ soxla mais soxlawuñ une jeunesse malsaine une jeunesse boo xamante ni nanguwuñoo liggéey une jeunesse boo xamante ni seen xëy seen ngoon guddeeg bëccëg mooy teg ay manœuvre teg ay stratégie nekk ci division parce que ñooñu ku leen xam ni politique la ñuy dundee politique nag du métier boo ko bëggee def métier di ko dundee parfois dalay teg ci yoon yoo xamante ni ku mu neex ku mu nekk yoonu malsain lay doon tey nan lañ mën a taxawee au niveau de Thiès am jeunesse boo xamante ni benn part lobby crépuscule man dama leen di woowee benn lobby crépuscule lañ matuñu dara nekk ci réseaux sociaux yi ñoom li ñu wax mooy seen benn mot d'ordre mooy Thiès bu kenn juboo mais lan moo tax ñu ne Thiès bu kenn juboo madame le ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop ku ko xool xam ni ku fonk Siré Dia la koo jox gëddam ko jox àqam la koo xam ni ku fonk Ablaye Dieye la koo xam ni ku fonk Babacar Pascal la koo fonk ni képp koo xamante ni responsable de parti au niveau de l'APR nekk parti allié nekk chef de mouvement ku nekk xam ne ni madame le ministre lu muy def di leen ci boole daf leen a jox cër te madame le ministre chaque jour stafam leen wax leen rek la boole leen ñëpp àndi leen ñëpp bu leen xàjjale bu leen siwle kuy tënni discours yooyu yar ci njabootam yow nga jóge fële bëgg a taxaw ni madame le ministre li nga xam ne mi ngi koy liggéey le président mooy boole ñëpp ni kat loolu néewul loo xamante ni lu baax la pour ta parti je pense que bu ñu xool ku sikk yow moom lañ war a jàpp bu ñuy xool koo xamante ni bëggul le président yow moom lañ jàpp te je pense que ñooñu li ñuy def honoré wuñ benn yoon jeunesse su Thiès jeunesse su Thiès tey franchement dañoo sonn ci ñu mel noonu parce que tey jeunesse Thiès boo déggee ñu ci bëri bu ñu nee jeunesse Thiès ñu teg ci lu ñaaw c'est parce que genre nit yu mel noonu rek la di dundee politique amuñu xëy amuñu métier racket lañ nekk ci dëkk bi te je pense que il est temps que ça s'arrête pour l'honneur de Thiès pour l'honneur du parti pour l'honneur des valeurs républicaines je pense bien que Thiès en a assez ñun nag li ñu ciy taxawaay au niveau de la jeunesse mooy on est en train de s'organiser ñun jeunesse yi nga xamante ni ñoo nekk ci mouvement yi jeunesse yi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen leaders yi ñun pare nañ ci jeunesse yooyu yëpp ñu booloo nekk benn taxawu suñuy leader def un appel solennel à l'endroit yi nga xamante ni ñi nga xamante ni ñooy kilifay parti bi di Thiès loolu leen def lu dul ànd bokk ndey bokk baay taxawu jeunesse bi bokk ndey bokk baay ànd ak famille liggéey pour le compte du président je pense que defuñu li ñu war tey madame le ministre lancé na un appel leader yëpp lancé nañu un appel ginnaaw wallaay ngir yàlla ñun jeunesse bi loolu bu ñu ko xajamal ñun jeunesse bi nañ booloo nekk benn bokk di xool discipline parti bi xool à l'image bi nga xamante ni ñooy suñuy responsable ànd ak ñoom mais franchement tey jii jeunesse su Thiès franchement c'est une jeunesse qui en a marre soxlaatuñ lii franchement trop c'est trop mënuñoo duñoo nangu lii nan lañ mën a toogee sa Thiès ay nit daje ministre tutelle recevoir ay syndicats xool nan lañ mën a def bi nga xam moom lañ ko dénk lan lañ ko mën a diwaan ànd ceeg travailleurs nga toog Thiès tëdd nelaw ba 10 heures amoo xëy amoo métier teg sa attaaye boole ko sa xel mu ñor teg say allégations spéculation jël sa lu ñaaw te ni lañ fa doon wax ci cadre yàq
mais franchement borom xel mu sell mu dégg li war ngaa xam ne ñii ci ay caaxaan lañ wax war ngaa xam ne ñii nit ñu yàqu lañ te nit ñu bëgg a yàqal société lañ. je pense que tey jii nag ku jóg lii mu taxaw nii xam ni yeneen président yi nga xam ne yeneen responsable yëpp tey taxaw nañ ñi lii bis ni ki tey il faut mu jeex man am na responsable yu ma ci échanger yu bëri li ñu ma wax dafa leer il faut que ça cesse. Thiès mérite plus Thiès mérite que la jeunesse s'identifie nekk benn Thiès mérite que responsable nekk benn se donne main dans la main mais loolu nag pour ma am il faut que jeunesse bi encore une fois soucieuse consciente taxaw joxante ndey ci dox ci li nga xamante ni mooy unification jeunesse bi nañ ànd di ñaw nekk ay puso jeunesse nekk jeune boo bëggee ay ambition ëllëg war ngaa mën a wax ju rafet war ngaa nekk di ñaw boole mais jeune boo xamante ni fuñ la gis luy xaajal luy diviser je pense que benn parti bëggul lool je pense que benn dëkk bëggul lool je pense que pour l'honneur de la jeunesse l'heure est dans l'unification l'heure est dans l'harmonie des efforts pour la réussite du plan Sénégal émergent pour un Thiès ca kanam pour un Thiès plus fort jërë ngeen jëf. man la El Hadj Gadiaga maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax rek ni yaakaar naa ni li ma ci waroon wax yëpp kii di AC kii di CC kii di Cheikhouna Diouf presque wax nañ ko. kon donc fii Cheikhouna Diouf jeexale rek foofu laay commencé ndax yaakaar naa ni sànq wax na lu am solo muy une jeunesse malsaine affirmatif loolu am na Thiès parce que xam nga lu tax mooy comme Cheikhouna Diouf ni mu ko waxee politique du métier mais ñi nga xamee ne tey dañoo nekk ci touche bi fu nekk ñu dugg fa fu nekk ñu dem fa di yàq ay der lu nekk ñu def ko yaakaar naa ni loolu il est temps que vraiment mu daal di jeex ndax ñëpp xam nañ ni ko Olof Ndiaye ni mu ko waxee toujours lu ne fàng kenn du ko jeex madame la ministre yaakaar naa ni Thiès kenn natablewul li nga xamee ni mi ngi ko fiy def kon mi ngi ci social bi mi ngi ci développement bi mi ngi ci mi ngi tey ci religieux bi mi ngi ci lépp kon donc bu ay nit jógee ba bëgg ko yàqal ñoom ñoo yàqu mais moom mënut a yàqu ndaxte actuellement nii yar na njabootam comme ni ñu ko waxee mais kilifa goo gis rek ni nga mel rek noonu la sa njaboot di mel te mënoon na ñoo taxaw tey reyante ak ñoom mais je pense que jaru ko tey fi mu nekk nii tey li ñu président sant ko ki nga xam ne mooy ministre bi mooy lan fësal réalisation yi nga xamee ni tey président de la république kii na ko fësal na ko te madame la ministre encore di ko ci accompagner di dugg ci ku xewle mi ngi ci dëj yi mi ngi ci ngénte yi mi ngi ci lépp kon donc yaakaar naa ni moom mi ngi dox mi ngi bay waaram kon donc ñu ngi koy ñaanal yàlla lii nga xam ne yàlla dénk na ko yàlla sàmmale ko te actuellement mi ngi ci yoon bi kon donc vraiment ñun amuñu dañoo am jot rek sax toog c'est normal que lu mel nii bu amee c'est normal que ñu daal di toog leeral comme ni ko AC waxee ni ko CC waxee mais ñëpp xam nañu li nga xamee ni tey vraiment madame le ministre mi ngi fii mi ngi jàppale président de la république tey ci li nga xam ne nii dénk na ko kon ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp jërë ngeen jëf